kon asalaam ñoo ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp it di sant ñi nga xamante ne bii ñoo di Yoff Mbollo TV may wax ne Yoff Mbollo TV dox na waxtoom di sant it ki nga xamante ne bii mooy siyaas yaatal na te siisu si ndax ku nekk jox na la sa cër lii nag fi mu ñëwee mooy communication dafa baax waaye soo waxee fa nga war a waxee rek am naa yaakaar ne lu lëndëmoon lu nekk dana leer ndax classe 52 56 bi nga xamante ne bi ci ñoom la yàlla dogal ñu uutu ñi fi nekk Fra Yoff te Souleymane Sarr di Pédar doon président ñu ànd ak moom di liggéey dañu wax ne ku gërëmul nit doo gërëm yàlla suñu gisoon ci moom loo xam ne dëppoowul ak li nu tax a jóg nu bàyyi ko fi suñu gisoon mu doxe ci noo xamante ne bii dëppoowul ak yoon it ñu xamal ko li ñu ko war a wax ndax dëkk bi moo ñu ñor te moo ñu tax a jóg waaye ñëwuñu fi de ngir ñaawoo ñëwuñu fi it ngir waxante mbaa génn lente ay ayib waaye wax dëgg si jotee rek wax fa dëgg yàlla wax ko wàññiwul dara ndax classe 52 56 mënta am ñaari pal genn rek la mën a am bu mandaam jeexee mu dem bu amee ñeneen ñuy toog ña say topp lay doon dëkk bi nag jaaxle woon nañu lool demoon naa bay laaj ne dañoo nekk ci crise d'autorité ndax ñu bari ñemeñetuñu wax ngir bañ fu ñu leen féetale te su dëgg jotee dëgg bi toll fi mu toll am naa yaakaar ne leeral daf ci am solo du ne it looy liggéey foo toll fu nekk leeral bu yàggee fa nga jëm nit ñi xam fan la ndax wàllu coutume la ñu wax ñun nag suñu cër mooy baale jéggale ak jëllale ndax suñuy nawle suñu ooyee ñu uyu leen ñu waxante ak nun ay wax si yónnee juróomi nit yi ñëw ñu bokk ñu toog ñu waxtaan defewuñu ko nañu ko waxee suñu la oowaatee jaru ko kon suñu toogee ba dégg ni am nañu falu ñun duñ ci ŋàññ kenn duñ ci wax kenn ay ayib may sant yàlla ndëg di sant it Baye Balla ci ni nga xamante ne bii noonu la ñu déggee mu waxee ko ndax keroog ba ñuy falkat fekk na ko te ci classe 52 56 bi si la bokk waxtaan dëgg wax dëgg ci la yal na nu yàlla defal sutura yal na yàlla tàppe xol yi te ñu xam ne Fra gi fi nekk day war nañu sant ki nga xamante ne bii it mooy Cheikh Mansour Diouf man day maa siy jiitu ñetti yoon laa mas a dem it këram bu jëkk bi keroog ba sama soxna génnee àdduna muy Awa Yombe may seeti Assane Ndoye Titi
ñaareel ba mooy ba nga xamante ne bii bàyyi la na Pédar président Freyof ma dem fa ak Masalikul Jinaan su Freyof demee ba am li mu am tey damay wax ne am na si paar ndax matagul Freyof waaye liggéeyal na Freyof liggéeyal na Yoff liggéeyal na boppam ndax bureau bu ñu dem fëgg ko oto ba ñu yóbbu day moo ko fay ministère bu nu xam bu nu dugg yàlla ak moom a tax te fu ñu si dem fu nekk nag tàggu nañu ki nga xamante ne bii mooy doomu Yoff Yoff wóolu ko yaakaar ko muy suñu ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr amul fu ñu si masa dem te yëgaluñu ko ngir xam fiiraange ci wàllu politique ndax wecceewuñu ko ak len jëndewuñu ko ak len lépp loo xam ne ci dëkk bi la war a mën a jëm rek su taxawee ñu jox ko ñëpp ñàkk waaye du tee su dëgg jotee nag nu waxante ko mag ñi dañuy wax ne buur aayul dag yaa aay su ko defee kenn ku nekk na nafaraat boppam dugg ci sa ruqu ana mën a kan seet li baax ñu wéyal li bon ñu jim ko dindi ndax dama wax ne coggalum golo dey ku ci bëgg a génne golo gu amul daar di nga sonn kon xaste bi jaru ko wax ju ñaaw ji xaju nanu ànd nekk benn te jiima liggéey mbirit boo koy dox muy metti nang si sant yàlla te xam ne mujj ga dana baax nanu fexe ba nun ñi fi nekk ëllëg ñey ñëw lañu leen di bàyyil mu doon lu ñu mën a teg seen tànk lu rafet bu ñu gisee lu ñu say yokk ñu yokk am naa yaakaar ne Freyof noonu la war a mën a tëddee noonu la war a mën a doxe ñun dey suñu ànd alxames gu jot ñu daje kër APEX si fa ñu war a réunion booba ba tey bu folli amee it yëgaguñu ko may sant it waa Ndinaat cellule Ndinaat maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax li mu tenir ci ay réunion bari na ba mu ñëwee it fekk na ay jafe-jafe ndax fekk na fi ñeenti comité de gestion mu tas yëpp am bu mu fal teg boole kaax nag def ci suivi kon am naa yaakaar ne Ndinaat képp ku fiy dugg de ñun de ñoo fi nekk te lépp lu ñu laa def dañ ciy yëgoo ñii ma fiy dégg ñuy wax ñépp kenn ku ne oowoon nañu la si jataay ya teewoon nga fa am nañu masta teew ngir dañu wax ne bokkuñu Freyof ak Yoff bu Ndinaat la ñu bokk nun mënunoo xam ku bokkul Freyof ak Yoff bokk gu Ndinaat ndax Freyof ak Yoff ba mu laa sosu dañu daje ci pénc yi waxtaan ba noppi tànn ñañu fay tànn Ndinaat leen tànn yebal leen kon Ndinaat ñamu tànn ñooña la ñu xam ñooñu lañu gëm te ñooñaa fi nekk kenn rekk ci deñ te sañ naa jaar nañu fa ay tànneef donte lam jàngal la donte la lijjanti la donte la ut mbooloo la kooku man ñemeñ naa ko wax te masuma si jàkkaarloog nit ba mu tudd ma ndëkk ci mbiri Freyof waaye ku mu ci mën a doon rek mën naa si wax ak yow bët ci bët c'est comme na ma ko waxee woon kon yéen ñi ma bokkaloon classe 52 56 su ma naan bokkaloon sax day mel ni nekkatul waaye yéen ñi ma ko bokkal ñu bokk di ko liggéey gërëm naa leen sant naa leen fi ngeen teg seen tànk bu leen ko teggi ñun li nuy liggéey yàlla rek a tax ñu di ko liggéey te ku nekk xam ne Yoff changé na de
ku nekk xam na ne Yoff changé na bu dee ni ci wàllu yoon la am naa yaakaar naa ne li nuy jot par bés di ko dox ci dëkk yi ci quartier yi nu ngi siy sant yàlla bu baax. kon bu dul woon communication bi am na yu bari yoo xam ne du leer kon daal sëñ bi ci gàttal ci yamale foofu yal na nu yàlla dolli sutura yal na yàlla tàppi xol yi te may ñu eggali ak sago defe naa ne mbir yi loolu la. di gërëm waa Yoff gépp di wax aussi sam ci turu acteurs yëpp de la presse yëpp yàlla def na ne man maay seen porte-parole maa yor seen kàddu man siy wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm Yoff gépp di wax na nag ne bon li nga xamante ne tey jii moom si lañ bëggoon sànni ñun suñu kàddu li nga xamante ne mooñ si war ñu ngi koy jëmale si li nga xamante ne moom la Fra Yoff liggéey ñun si la ñu bëgg a jël ñun suñu kàddu sànni ko si muy liggéey boo xamante ne liggéey bu mucc ayib la parce que ñu nag ñoom depuis ñu tàmbali seen mandat ba ñun fi ñu toll ba léegi nii lépp loo xamante ne rek mu ngi jëm si wàllu la Fra Yoff war a taxawee si kaw askan wi ñoom taxaw nañ kaax ñun jàppal nañu jàppale bu baax orienté bu baax aussi amul itam lépp loo xamante ne mu ngi fiy xew si wàllu conflit te ñëwuñu amul lépp loo xamante ne mu ngi fiy xew si wàllu dëkk ak dëkk te ñëwuñu ànd ak ñun wala njabal fi ay ndaw ñu ànd ak ñoom liggéey ko beneen ba sa def aussi si wàllu quai bi depuis ñu teg pose première pierre ba fi ñu tàmbali ñoom toujours rek seen guddi ak bëccëg ñoom ñu ngi taxaw di ñu orienté aussi di ñu jox ay conseils yu mucc ayib di ba récemment rek travaux yi ñu mujjee def fii nga xamante ne ñu ngi ko jël basé ko si Union européenne mën naa wax nañ ne ñoom seen xaalis ñun sentir nañ xaalis Yoff dugg na si quai bi la ko si dugal mooy ñoom jël nañ seen xaalis bu takku boole kaa seen ciment bu takku jàppale ñu si ba dugg na si biir quai bi kon ñun amul lu dul wax ni daal ne vraiment ñu ngi ñaan président bi jëm ba si suuf yal na leen yàlla dëgëral yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla yokk. maa ngi nuyu waa Yoff ñëpp di leen gërëm ku si nekk si turam ak santaam di rafetlu jotaay bi parce que yéen a ngi si biir quai de pêche bi salle de débarquement bi daanaka fii la ñuy liggéey bi nag bu ñuy tàmbali dañuy gërëm foofu nag dañuy gërëm Fra Yoff bu ñuy gërëm Fra Yoff di gërëm président am parce que ànd nañ si taxawaay bi def nañ si liggéey bu rëy ànd nañ si ñoom di ko si dox ba lii sot lii nag la ñu bëggaloon pour Yoff gépp ñëpp di si jariñu bu nekk loo xam ne avantage yu Yoff gépp la parce que fi ñu toll nii commencé nañu te dañuy oo waa Yoff gépp ñu ñëw jàpp si liggéey bi ni si Fra Yoff jàppe ni si le ministre maire Abdoulaye Diouf jàppe ni si APEX yi jàppe parce que dafa nekk liggéey boo xam ne tàmbali bi metti woon na trop mais nag gëm-gëm la ñu amoon ne lii dina sotti ba yàlla de def na sotti na ba léegi Yoff la ñun ñëpp ñu ngi liggéey ak suñuy mbokk Yoff nag buñ koy wax bu ñëpp la dëgganteel nuñ koy waxee ci terme nord ba jàmmalaay di gërëm nag particulièrement suñu président Ibrahima Diène mag la mag moo xam ne ku neex a àndal la buñ jógee foofu tamit mag ñi ñu encadré yëpp si Yoff ku mel ni jaraaf Sini Gueye parce que ñoom ay conseil lañu woon ñun lépp luñ doon yëggati dañ daa dem toog ak jaraaf Sini Gueye di waxtaan ak moom di toog ak président Fra Yoff di waxtaan ak ñoom di toog ak le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr di toog ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla def na affaire bi sotti dañuy bëgg nag waa Yoff nag boo amee alal ju mel nii dañ koy sàmm ñun ñëpp ñoo ko war a sàmm mais dans la main defar nag dafa métti parce que ñu ngi dem gendarmerie de gauche à droite parce que ñi tamit pour nga organiser leen il fallait que bu métti lii buñ la ko joxee nag ne la ndax dina dem am du dem bisu Yoff la dañ bëgg a Yoff gépp ñëw jàpp ko surtout mool yi mareyeurs yi femmes transformatrices yi écailleuses yi képp kuy jënd nga ñëw jàpp si loolu laa amoon nag di leen ñaanal nag billahi min asheytaan rajim la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim bismillahi rahmani rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum ñi janoo ak man wala ñi may déglu ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu Yoff yëpp di nuyu coutume Yoff yëpp buñ ñëw coutume nag bàyyiwul jaraaf ndey ji réew saltige frais ak jàmbur
di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne moo di président Fray Yoff di El Hadji Souleymane Sarr Pedre ndax man Yoff laa bu mu jeex takk Yoff laa ci biir Yoff laa ci biti aw ma plus parti fu Yoff aw fa laa aw fu Yoff awul aw ma fa Yoff fu mu aw fa laa aw fu mu awul aw ma fa telle sorte que fi ñu toll léegi dafa laaj ñu waxtaan ci Yoff ndax Yoff nekk na dëkk boo xam ne dëkk bu yaatu la dëkk bu yàgg dëkku cosaan dëkku aada dëkku diine ba nga xam ne ci yooyu ma lim lépp ñëpp ko ci yoro yi mu ci cosaan muy ci aada muy ci diine ba tax na Yoff kenn warul dem kanam mu des ginnaaw au contraire Yoff moo war a jiitu ku koy topp ci ndax duñu jëgaani diine duñu jëgaani aada duñu jëgaani cosaan ba tax na ko am dëkk bu mel noonu ko am valeur bu mel noonu da nga koy respecté encadré ko ba nga xam ne du yàqu ndax fi ñu toll ci jamono yàq aada dafa yomb fi ñu toll ci jamono yàq diine dafa yomb fi ñu toll ci jamono yàq cosaan dafa yomb ba tax na fii ci Yoff nag ñun suñu Yoff ñoo ko mën aaral suñu bopp ni ñu koy aare mooy la fi mag ñi bàyyi woon rek rakk topp mag doom topp baay jarbaat topp ndijaay loolu day loo xam ne lii suñu devise la nga xam ne moom la ñu mag ñi bàyyi loon ne bu ngeen ci saxee ba kër ba bufta bi wala incha allah coow du mos am seen biir kon lu tax tey coow am Yoff lu tax tey ŋaayoo am Yoff lu tax tey jàppalax dem coow am Yoff dañu bàyyi la ñu mag ñi tegaloon rakk bu toppoon mag topp pap muy bàyyi jarbaat topp ndijaay defe naa ne kon li du am tey waaye Yoff fi mu ne tey li mag ñuy wax rek seen baat bi ngeen baal ma sa baar bu gololo lu neex waaye def lu neex waaye wax lu neex waaye def lu ko neex falu sanga teg ko fen loolu Yoff rek lañ ko gisee oo sa ñetti nit sa ñaari nit sa ñeenti nit na fal leen ma ñu fal la nga génne na may nangam loolu dafa doy waar dañu bàyyee la ñu mag ñu tegaloon xëy un jour rek ne man mii may jaraaf maa may ndey jiréem mbaa may saldigé mbaa may frais mbaa may jàmbur te jaaroo ko ci norme yi Yoff tegoon man El Hadji Omar Ngalla Gueye day loolu duma ci d'accord ndax dafa am lu ma mag ñu dénkoon te bu ëllëgee mag ñi danañ ma ko laaj buñ ma ko laajul fii ci àdduna danañ ma ko laaj àllaaxira dafa am lu ñu ma dénkoon sama diggante ak ñoom moo di li ñu lay jox da nga koy jéem a téye jéem si tette nit ñi ko xamul nga tette ko xamul nga wax ko kon je suis responsable entre les doyens et la population de Yoff kon ci sama biir mission boobu daf ci am lu am solo loo xam ne dama ko gëm moo di képp ku jaar ci yoon jaar ci coutume naka mag ñi tege woon dinaa ànd ak yow képp si jaaroo nit man Omar Ngalla Gueye du ma ànd ak yow ak noo mën a mel bu yeboo nga jur ma bu yeboo nga bañ ma jur mais ak noo mën a mel du ma ànd ak yow si loo xam ne lii coutume boole coutume moo ñu ko joxoon nga bàyyi fa coutume dem si leneen si coutume mu jàmbur loolu mën ngaa la du ma ko def coow yi bari na wax yi bari na waaye Yoff nañu ko delloo fa woon ñaakoon laakoon faakoon nañu ko delloo Yoff am na coow yu fi am toujours ci dëkk bi mu diggante jaraaf ak yooyu duma ci jaar mais fii may tàmbalee mooy Fray Yoff dafay benn chambre boo xam ne bii Yoff daf ko sosoon depuis 1606 depuis 1606 Yoff créé Fray Yoff xoolal 1606 ba 2018 presque mu nekk 4 siècles et quelques Yoff di doxee si noonu Fray Yoff gu fi jógee say rek a ñëw utul la parce que ñaan la gu fi mag ñi bàyyi woon na Yoff boo fi masaan juddu lu ñu lay wax buñ la mag ñi ñaan leen buñ la ngéntee buñ la oofee pour ngénte la
bu ñu tuflee tur na tuf mag ñi dañ naan yàlla na toog ba sol dàllu baayam xam nga sol dàllu baay woowu mooy yàlla nga toog ba nekk Fara Yoff li sa bàyyi nekkoon sa mag nekk li sa mag nekkoon nga dem ba nekk ko ñu koy doonante de génération en génération ba ay ñeenti téeméeri at ak lu teg ñu dem ba jëmmi jamono ñun ñi nga xam ne man mii wax ak yéen maa ngi tolloon ci classe 1947 51 classe boobu réñe ci 2009 bi ñu réñee ci 2009 ñu topp suñuy mag en 2008 mënoon nañu ñëw rek ne suñuy mag jóge leen fii parce que dañu bëgg nii dañu bëgg a falu dañu bëgg a def nii mais déedéet dañuy doxal méthode bu solide boo xam ne dama koy gërëme toujours la classe 47 51 dañu ànd ak suñuy mag di liggéey pendant 1 an 2008 ba 2009 ñu mën ne ay apprentissage si ñoom si Yoff parce que Yoff boo ko jàngul doo ko xam ñu topp seen gannaaw ñu yitteeti pendant 1 an nii la ñuy defee Fara Yoff lii nii la 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 ba yàlla atte ñu dem ba suñu ay jeex bi suñu ay jeexee ci le 15 août 2015 ñu war a jël suñu ndomb gi nag yi nga xam ne moom la ñu yoroon mu di Fara Yoff gi war ko jox suñuy rakk muy classe 52 56 keroog ñun jàmbur yi bi ñu dajee dañu waxtaan ñu naa Fara Yoff yi day ëllëg àjjuma la ñu war a jël kon mu ngi mel ni kon boo ko seetee le 14 la ñu daje jeudi ñu naa suñuy rakk yi kat ëllëg la ñu leen war a jox mu tombeek bésu tam xaret du ma ko fàtte mukk ñu oo Yoff yëpp ñu daje jumaa ji ci coutume oo Yoff yëpp ñu daje jumaa ji bi ñu dajee jumaa ji ñu naa suñu rakk yi kat dañu ñëw pour awuñu yan bi woon ci moo tax Fara Yoff dafa remplacé Fara Yoff kenn du ko wax ma ngi dañ daan wax ne Fara Yoff suñu rakk day ñëw pour awuñu yan bi diis na ci ñun te am na âge boo xam ne boo ko yoree yan boobu day di si yow parce que lii tax ñuy tuddee yan bi moo di ba ñuy créé Fara Yoff premier Fara Yoff seen première mission moo doon collecter des impôts pour mën ko joxe dameel ju Kajoor booba ma xuree jëkkuli xànjar moo fi newoon ñu war ko jox impôt te impôt bi dafa motti woon at ba at dañuy dajale impôt yi coono bi xale yi rek ñoo ko man donc coono boobu ku la ko teggil moom la mag ñi daan wax naa yan bi ñu yen woon mu disket suñu rakk yi ñëw nañu jël nañu yan moom la ñu nit léegi yi dégg ci remplacer waaye ci biir loolu ci keroog bés boobu muy bés bu sell di bésu tam xaret yemoo ak le 15 août 2015 ñëpp teew sa jumaa ji Yoff yëpp teew yemuñu ci Yoff teew préfet dafa teew yemuñu ci préfet teew dañu invité waa Tivaouane avec une délégation ñu invité waa Touba avec une forte délégation invité waa Layène avec une forte délégation ak ñeneen ñoo xam ne ñi ñu ngi ci environnante yi wàllu Ngor Okaam Ndakaaru ñëpp ñu invité leen ba Caaroy bi ñëwee ñëpp daje ci jumaa ji ñu julli ba pare ñu toog waxtaan keroog dama yore ñaari étiquette benn étiquette bi bu njëkk bi mooy en tant que responsable di Fara Yoff sortant xam na maa yoroon communication lépp luy communication maa ko yore woon moo tax jàmbur yi dénkoon ma kàddu goo xam ne gi maa war a dem pour def passation de service bi maa war a def discours bi Fara Yoff rentrant ñi nga xam ne ñoo war a ñëw ñoom ñu jox ma seen kàddu pour mox si seen kàddu muy ñaari kàddu yoo xam ne maa ko boole keroog ñaari kàddu laa waxe kàddu Fara Yoff sortant ak kàddu Fara Yoff rentrant ñu waxtaan wu sell ma def fa discours bu sell ñu def fa discours yu baax a baax yu neex kenn ku ne wax délégation ku ne wax ñu jël ko nañ ko daan defee cosaan noonu laa ko jëlee si cosaan jël ko ne leen lenge yaa ngi noonu yal na yàlla barkeel leen yal na yàlla jàppale leen yéen Fara Yoff classe 52 ba 56
bépp mission boo xam ne ñun amoon nañ ko classe 47 ba 51 te jotul yegg yàlla na ngeen ko yeggale bépp mébli bu ñu mébatoon te sottiwul yàlla na ngeen ko sotti ñaanal leen jox leen leng yi donc muy le 15 août 2015 waaw bi ñu leen joxee leng yi ñuy dox di dox ba jamono ñëw ñu dégg ay coow ci diggante ñaari Fra Yoff ne ñaari Fra Yoff dafa am man bi ñu ma ko jëkkee wax dama wax ne Fra Yoff day bu fekkee ñaari Fra Yoff dañu mën a am mooy lii tax ma d'accord ci Fra Yoff man am mooy suñu Fra Yoff gii bu yeboo ñu def 1 an baa ñu def 2 ans bu seen rakk ñëwee la classe 57 ba 61 bu ñu ñëwee pour remplacer leen je suis d'accord parce que kooku cosaan la aada la moom la ñoom ak ñu bàyyi loon Fra Yoff gu def faute baa nga war ko sanctionné du Fra Yoff moroomam ñoo koy sanctionné du jaraaf moo koy sanctionné du ndey réew moo koy sanctionné du jàmbur moo koy sanctionné ñan ñoo koy sanctionné mooy ñi nga xam ne ñooy seeni rakk war leen utu ñooñu ñooy ñëw ne leen ñun kat dañu soxla bokkee rek duñu sañ a bañ bu yeboo ñu def 1 an bu yeboo ñu def 2 ans bu yeboo ñu def 3 ans mais bokkee rek duñu sañ a bañ mais man ngaa liggéey laa wax ne depuis cosaan ba ba ko mag ñi commencé wax ba léegi maa ngi ci 54 ans de recherche mosuma gis si organigramme Yoff fu même classe d'âge Fra Yoff di remplacer Fra Yoff loolu man mosuma seg sama bët mosuma ko fekk damay wax ne toujours julli yàlla mu sàkk julli waaye bu mu sàkkee julli seytaane day ñëw di la jaxal waaye dafa am ñaar yoo xam ne moom la yàlla teg ci julli ki bu jëkk bi moo di yàlla daf ne da ngay boo juumee ci julli da nga koy réparer boo juumee ci julli da nga koy réparer réparation bi lan la ci yàlla jublu moo di seytaane moo lay jaxal mais xeexal ak seytaane bi ba nga xam ne xeex nga ak moom ba continuer julli gi loolu la suñu borom bi wax ci julli waaye gënoon naa yomb soo demee ba juum rek dal di commencé waat li xaamaat ne allahu akbar donc lu mel noonu ci biir Fra dafa mel ni comme ni may waxee ci ñaari Fra yi donc ñaari Fra yi waroon nañu mën a seet même bu ñu juumee ci seen biir ñu seet nan la ñuy régler ci seen biir seen juumte loolu nan la waaye du ñu indi loo xam ne cosaan mosu ko indi aada mosu ko indi ci Yoff déedéet ñoom même classe d'âge bi laa ne man Omar Ngale Gueye mosuma fekke ci cosaan foo xam ne fi même classe d'âge ñeneen ñi def nañ scission génn formé seen Fra Yoff contre Fra Yoff gi si des man mosuma ko gis te du aada du coutume loolu mosuma ko gis ba tax na nag loolu ma mosul gis ci aada mosuma ko gis ci coutume loolu kuy waxal yàlla wax dëgg moo di na nga fexe ba ñaari Fra Yoff yi jubboo waaye doo fexe ba ut ñaari Fra Yoff wala mën a am parce que loolu yàq suñu aada la mi ma ko jëkkee wax yàq suñu diine la yàq suñu cosaan la yàq suñu bokk la aussi amul benn njariñ kon Fra Yoff gi nga xam ne mooy la classe 56 57 muy ñoom ñëpp ñu fi ne Fra Yoff googu kenn jëlewu leen fi ba léegi ñu ngi fi seen rakkaa leen fi mën a jëlewu ñu leen fi mais ci biir Fra Yoff ak Fra Yoff mënu fee jële ak Fra Yoff c'est pas possible mënul ne kon ñun nañu fale woon ak nañu aada joxe woon ñaari baat yi ak nañu cosaan joxe woon ñu def discours yi ak nañu cosaan joxe woon ñu def li nga xam ne li mooy aada di cosaan jox leen lenge yi loolu la ñu d'accord tey moom la ñu d'accord ëllëg ba léegi nga xam ne ña fa nekkoon mooy Pédar Sarr la ñu mas a fal président muy seen classe kooku nga xam ne mooy classe 52 56 ñun moom la ñu reconnaître en tant que coutume en tant que diine en tant que cosaan en tant que historien loolu la ñoo xam lépp nag dañuy tëkku ci diine tënku ci histoire li nga xam ne lii moo di cosaanu Yoff genn Fra Yoff moo fi am donc amul ñaari Fra Yoff yoo xam ni ñoo fi nekk di def tiraay wala benn Fra Yoff a fi am
ñun loolu la suñu ko cosaan laay waxee nag ak coutume benn président Fra Yoff moo fi am cosaan ak coutume ba ñu gis lan moo koy folli la koy folli jaara bu ñu ci buñ ci jaaroon seen rakk ñëw wala ñeneen seen rakk yi leen war a folli ñëw comme ni ngeen ko tuddee war leen utu ñëw bu keroog kenn du si wax dañoo xam ne coutume moo leen ko joxoon moo leen ko xañal waaye coutume moo leen ko jox waaye ba léegi coutume xañagu leen ko kon li may ñaan nit ñi mooy nañu ràññee nañu xam li ñu nekk lan la coutume du bu la neexee rek nga toog rek def scission wala toog rek ne kii moo ma neex kële moo ma neex yaa ma neex yaa ma neex yaa ma neex déedéet da nga koy teg ci cosaan teg ko ci aada bi ka mag ñi tegoon kon Yoff yéen lay waxal nañu delluwaat ginnaaw sàmm suñu ko lëree ak mag ñi nañu delluwaat ginnaaw sàmm li ñu mag ñi joxoon sàmm suñu kàddu yu mag ñi sàmm wóolëre mag ñi sàmm suñu kàddu ñun parce que wax yi bari na torop wax yi bari na lool te wax yi li ci ëpp lépp mooy wax loo xam ne li wóoru la nit di day wax lu ko wóor nit day wax lu ko def Fra Yoff bu ñu toogee ba ne dañuy def erreur nit ñi xam na ñu ngi ci dëkk bi ñun ñëpp xam nañu waaye ku ne xam na man bokk man El Hadj Oumar Ngalla Gueye ànduma kenn koo xam ne kii dafay jaar foo xam ne fii Yoff jaaru fa déedéet man fu Yoff jaar rek laay jaar te Fra Yoff gi ma gis ba léegi jusqu'à nos jours cosaan ba ñu leen joxoon dama koy répété waat aada ba ñu leen joxoon keroog le 15 août 2015 ba léegi moom la ñuy féddali kóllëre boobu moo nekk ci ñoom gisaguma lu leen folli ci aada mbaa si cosaan donc loolu mu gudda mu gàtt moom laa amoon loo xam ne moom laa doon wax waa Yoff di ko wax waa Sénégal di ko wax waa adduna asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu